te jotale waxtu xibaar yi ci kàlla mooy ko ci leeru jamono ñu nuyoote leen bu baax yéen ñi sopp sa foo saxoo taati ne xibaar fii ci Walf TV télé bi lambooy xar baax te koy wasaare fépp ci adduna li gën a fës ci xibaaru marax yi bokk na ci nag xëcconte boo xam ne am na ci diggante ki nga xam ne moo jiite bërëb fajukaay boobu la di centre de santé Baye Talla Diop ci diwaanu Pikine ak ñi nga xam ne ñoo ne ci kuréel googu la di ànd gësëm ci bërëb fajukaay ba la ñu wax mooy dañuy amal seen doxu ñaxtu tey loolu kenn mënu leen koo tere amal ñu wax ne sax daañu yóbbu fa mbaxana doone benn ki nga xam ne nii moom moo nekk seen secrétaire général waaye itam SUTSAS yëkkati nañ seen i kàddu ñoom itam di sàkku ak dal ci diggante bi ci biir xibaar yi des na ko yaatal ak Théodore Semedo noonu it bokk na lu gën a fës ci bopp xibaar yi benn grève boo xam ne nii utaluñ ko àpp ñi nga xam ne ñoo ne ci kër liggéeykaay yi nga xam ne nii dañuy yëngu ci sëf ci dem ak dikk ci lu jëm ci ay mbiri conteneur la ñu wax mooy na nguur Sénégal jël ay matuwaayam li ñuy wax règlement 14 UEMOA ñu daal di ko seetaat ngir loolu defu lu dul indi jafe-jafe ci seenu liggéey te benn njëriñ gisuñu mu amal ko réewum Sénégal noonu it bokk na lu gën a fës ci bopp xibaar yi ci diwaanu Djibi Dione foofu la ñi nga xam ne ñoo fa yeewoo di ay ndaw la ñu wax mooy dañoo sonn loolu tey ci nañuy dundee du ndox mu sell du courant bu doy du itam ay jaaruwaay du bër fajukaay du lenn lu jag loo xam ne am nañ ko tax ñu mën a dund foofee dundu gu jag méngoog dundi doomi adama la ñu bëgg mooy nguuru Sénégal jël ay matuwaayam bu ko defee nag saafara seeni jafe-jafe li mooy li gën a fës ci xibaaru marax yi bu ñu ko faram fàccee sof ci xibaar yi ñeel biti réew mu daal di buur ñu ñaanalante su bàkk bi daanu tabbal ñu ci faram fàcce gi bisimila àdduna wërngal képp xibaar yi kon dañu koy tàmbali ak lu soxal jafe-jafe am ci bërëb fajukaay bi li di centre de santé Baye Talla Diop ci diwaanu Pikine ñi nga xam ne ñoo ne ci kër liggéeykaay googule bokk ci kuréel gi ñu wax ànd gësëm ñoo wax ne nag duñu nangu kenn di leen tere amal seen i ñaxtu bu ñu ko namee ngir nag loolu leen yoon may la la ñu wax nag mooy que leen jiite seen secrétaire général dañ ko yóbbu fa mbaxada doone benn laaxaan ko waaye itam waa SUTSAS ñoom it di sàkku dal ci diggante bi dañ ciy teewlu Théodore Semedo ci nu mu gën a yaa diggante médecin chef bu centre de santé Baye Talla Diop docteur Assane Ndiaye ak yenn liggéeykat yi nga xam ne dañoo bokk plateforme syndicale ànd gësëm mu ngi gën di ñagas liggéeykat yooyu gannaaw bi nga xam ne dañ leen tere ñu daal di amal benn toogu ñaxtu ñoom de ñu ngi duut baaraam secrétaire généralu comité de développement sanitaire bi Samba Sarr ne wax sax boo ma tudd dañ ko yóbbu fu mbax ne benn tey bi ñu ñëwee dañoo jox vigile yi ay instruction andi ay nervi ni ñu secrétaire général yi bu ñu dugg ci biir centre bi tey secrétaire général ci biir fii la ñuy liggéeyee kenn yi fii lañ liggéeyee ba dem retraite dañoo ñëw uti un huissier parce que xamuñu fan lañ ko teg ban pouvoir lañ am ba ñuy empêcher le médecin wala Samba Sarr le président du CDS ban pouvoir la ñu am pour empêcher ñu ñun suñu lieu de travail ñu dugg fa. liggéeykat yooyu ba tey yëkkati nañ seen kàddu di wax ne dañoo am mbégteel tontu yi nga xam ne seen médecin chef moom la wax ci gestion démocratique du personnel. parce que moom ay waxi diffamation lay wax waxi sos boobu nag bu dee li muy wax dëgg la il n'a qu'à porter plainte ndax nit bu defee usurpation de fonction da nga koy porter plainte ñu xool ba xam je suis un diplômé breveté ki muy wax ne devant moi il a pleurniché pour mu bàyyi syndicat bi parce que ñoom ils ont commis des fautes lourdes. moom moo doon ñaan Morone mais Morone bëggul moom prolongation man nag sama part personnel moom na dem police j'ai mon diplôme bu leen li muy wax mais yàgg naa sos. médecin chef bi Assane Ndiaye moom de buñ ko laajee bëggul tontu waaye ki nga xam ne moo nekk secrétaire général CDS bi Samba Sarr moom de mu ngi wax ne ñooñu de waxu daanu sareet rek la ñuy def. nekkuñu ci ay intérêt wu médecin chef nekkuñu ci ay intérêt wu syndicat suñuy intérêt mooy intérêt population yi intérêt population yi nag mooy ñu mën a faju ay revendications crypto personnelles suñu yoon nekku ci ñoom ñi nga xam ne peut-être dañuy bëggante ak di bañante nañ ko régler seen bopp
mais li jëm ci wér-gu-yaramu nit ñi ak lépp li nga xam ne conditions yi ñoo fi nekk loolu nag ñun ñoo ci taxaw. secrétaire général adjoint wu national SUTSAS Yankhoba Fall bi ñëwoon teewee ndaje bi moom de gannaaw bi nga xam ne dafa ñaawlu nit ñi ñu bloqué ndaje bi jot naa dox ay tànku jàmm. les leaders bloqué nañ leen ci buntu bi ñu bañ a dugg donc blocage boobu ñu leen bloqué ci buntu bi nag xamuñu lan moo ko waral donc ca loolu nekk na loo xam ne du yoon. na joxe ordre ci buntu bi mu bàyyi leaders yi ñu dugg leaders yi def seen assemblée après joxe na ordre leaders yi dugg donc planifier nañ aussi des rencontres de médiation pour que ñu mën a toog en comité def waxtaan pour xool nan la ñuy defee mbir yi nan lañ koy lijjantee. ci xibaar yi ñuy jot ñu ñuy xamal nag jot nañ bàyyi nag sit-in bi am waaye ñu ñuy xamal ba tey ne dina am réunion de crise diggante médecin chef bi ak ñooñu nga xam ne lañ joteel ci teewaay seen njiit syndicat ngir indi ay saafara ci jafe-jafe boobu ki la njëkkoo yéen fi si diwaan Pikine Théodore Semedo pour Fadjri. jaajëf Théodore Semedo bu ko defee ñu wax bi la yoon ci li nga xam ne nii moo soxal grève bi nga xam ne ñi ne ci nag di liggéey ci mbiri conteneur di sëf njëm ak ñëw bu ko defee lañ wax mooy dañoo bëgg nguuru Sénégal jël ay matuwaayam li ñuy wax règlement 14 bu UEMOA ñu seetaat ko ngir nag jafe-jafe leen di indil ci seen wàllu liggéey tey jàpp nañ ne amul benn njëriñ boo xam ne am na ko ci réewum Sénégal ñu wax ne seen grève bi ñu sóobu bu nguuru Sénégal jëlu ay matuwaayam dañu koy wéyal ba keroog ñuy am liñ bëgg soxna Fatou Bintou Diouf. gannaaw ba ñu àndulee ci application règlement 14 bu UEMOA collectif bu des entreprises agréées bu pour le transport et la livraison de conteneurs fii ci Sénégal ne nag soobu nañu ci àjjuma ji ci ab grève bu amul app. ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax li sabab grève bi ñaari mbir dong la benn bi mooy dafa am lu ñu tuddee règlement 14 UEMOA mooy ay pont bascule yoo xam ne dañoo ñëw dugal ko ca biir DP World ne bépp conteneur buy génn dañ koy peese. ñoom ci liñ wax dañ ne poids yu diis yi day yàq tali bi te amul benn xam-xamkat bu mën a taxaw prouver que ne li ñuy wax dëgg la beneen bi mooy directeur port bi dafa xëy ne à partir altine bii di ñëw képp kuy dugg port di nga fay 1,2 ci ñi nga xam ne mooy transport agréé loolu boo ko xoolee nga xayma ko ak ñun la nga xam ne moom lañ daan def ñun ñu ngi daan fay 10,000 bu manqué ñeent fukki dërëm ci at mi yëpp. gannaaw mot d'ordre ba ñu teg ca kaw taabal ba ñoom collectif bile banque seenub loxo niki tey jii ñoom Mama Diakhoumpa ak ñamu àndal di ay doomu Mali ñu fekk leen ci port autonome de Dakar di firndeel ni daanaka kontaan nañu ca nañu sooboo ci bile grève. waaw ci moment bii may waxee ñu ngi sant yàlla bu baax a baax parce que li nga xam ne ñun moom lañ gis mooy que ni woote bi ñu woote wuy si nañ bu baax a baax a baax. tey mën naa ne la téeméer bi bu ñu doon xëy ne daanaka am nañ juróom-ñeent ba teg dara ndax ci suba ak léegi juróomi oto lañ gis ñu dugg ci biir port bi ci sénégalais ak ñaari oto yoo xam ne Mali lañ jigoon te dañoo tegoon ay conteneurs vide yàgg ci ñoom ñu war ko doon delloo donc ñu ngi sant bu baax ne ñëpp ñi nga xam ne woo nañ leen pour ñu gaare seen oto gaare nañ ko. gannaaw jafe-jafe yu bëri ya ñuy jànkonteel kuréel bile ne nag du fas xànc ak morom ba. ñun plan d'action bi ñu am benn la mooy ñoo moom suñu oto sañ nañ koo gaare tant que lii nga xam ne wax nañ ko amuñ ci satisfaction benn oto du daw ki nga xam nag mooy président de la République Macky Sall ñun moom la ñuy waxal ndax ministre bi jàpp nañ ne lajj na comme dafa lajj ñun amatuñ lu ñuy wax ak moom léegi nag président bi nga xam ne moo jiite réew mi bëgg na daf ko bëgg a jëmale ca kanam te pour mu jëm ca kanam port ak ñi yor port ak ñun ñiy def transport ñoo ko mën a doxal li ñu soxla nañu ko defal. ñu dal di wax ba tey ci lu soxal grève bi nga xam ne kon ñi yëngu ci mbirum transport ci lu jëm ci wàllu port nga xam ne nii ay conteneurs yooyu la ñu yóbbu ko indi la ñu wax mooy nag nguuru Sénégal na jël ay matuwaayam ci noonu tam ki li di Moustapha Tall mi jiite kuréel nga xam ne moo ëmb jaaykat yi nga xam ne nii dañuy yëngu tam ci lu jëm ci di jaay yi ñu gën di yittewoo ñu koy wax denrée de première nécessité la mu wax mooy bu nguuru Sénégal jëlu ay matuwaayam jafe-jafe mën na am ci fànn yu bari bari te grève bi kott moo koy waral ay kàddu moom Moustapha Tall xooxa ndong moo ko taataan. situation bu métti la pour économie bi métti na ci suñu activité mënoo bàyyi secteur boo xam ne fu waay neex lu waay neex def lu waay neex comporté wu amul benn organisation loolu mënul sotti mënul dem looloo waral tey yëpp malgré yi nga xam ne ñoom organisé nañu tey ñoom dañ ne ñoom dañuy grève pour 72 heures parce que dafa am ñëw boo xam ne da leen ni léegi ku fi indi ku transporteur malien bu fi ñëw am excès de poids ci pont bascule bi dafay fay 60 000 francs la tonne bu dee sénégalais 20 000 francs te yow sénégalais bi li muy yeb noonu duñ ko ci fay 6 000 francs ñu bëgg ko fay la 20 000 francs malien bi duñ ko li muy yeb duñ ko ci fay 40 000 francs ba ko bar ko yu ba Mali ay milliers de kilomètres ñu bëgg koo fay ci tonne bu ëpp bu ne 60 000 francs loolu jaaduwul léegi nag transporteurs yi nga xam ne ñoom ñooy def conteneurs yi ci port bi gis nañ ni ñoom it am nañ ay problème
ci wàllu pomme bascule bi comme ni ko malien bi amee te malien yi grève nañu ñoom it ñu ne dañuy gréwaale. mu mel ni règlement 14 bu UEMOA moo gën a taral bileb problème est-ce que jàpp nga ne boobule règlement 14 bu UEMOA est-ce que boobu règlement c'est nécessaire. non règlement bu wër mënaguñ koo appliquer parce que transport yi secteur bi ñu nekk organisé wuñu ko ndax da ngay gis transporteur boo xam ne ay oto yi occasion la yore oto yoo xam ne dañu dagg di wadd loolu moo indi sa accident yu bari donc li ñu war a njëkk mooy ñu arrêté oto yooyu di indi ay oto yu bees mën a sécuriser bakkane nit ñi parce que accident yu ci bëree bëri looloo koy waral matériel bu défectueux moo koy indi. ñu daal di wéyal bu ko defee wax ci lakk gu métti gu amoon foofu la ci diwaanu Pikine ci jàmm bi ñuy wax mars parc Lambaye ba mu am itam lu bari ci moomeel daal di na fa yàqu tax nag ñi nga xam ne ni ñoom ñoo fay daan seen doole am njàq rek tiis di sàkku ci nguuru ko Sénégal mu taxawu leen ci seen bërëb boobee ngir saa yu jiyee amee lijjanti ko day jafe loolu lieutenant Sayer Mine bokk ci takk der yi ñu fa yabaloon ay kàddoom te dox Semedo moo ko taataan. ñun ñu ngi alerté mooy sapeurs-pompiers yi nekk fii Pikine ñu leen alerté à 01h58 pour feu ay bant yoo xam te ne ñu ngi tàkk fii nii ci parc Lambaye hauteur Arabus ñun sapeur ñu ngi arrivé sur les lieux à 02h02 minutes ba ñu ñëwee ci lieu bi ñu ngi gis ne atelier menuisier en bois yoo xam te ne ñu ngi taxaloog benn immeuble boo xam te ne R+3 la ñoom ñoo doon ñoo tàkk te immeuble bi amoon na ay nit yu nekkoon ci biir soo xoolee am na juróomi nit yoo xam te ne sauvé nañ leen yoo xam te ne rapidement lañ leen génnee ci feu bi ba ñu defee 2 heures ci feu bi ak sunu xarañte moo ñu permettre ñu maîtriser feu bi rapidement donc la brigade nationale des sapeurs-pompiers envoyé na sur les lieux 16 engins pompes les 16 engins pompes moom moo ñu permettre ñu maîtriser feu bi à 05 heures donc soo xoolee milieu bi tooy ni mu nekkee fii nii dañuy conseiller ñi fi dëkk su fekkee ne mun nañu dëkk feneen parce que fii soo xoolee lu leen entouré dafa nekk potentiel calorifique boo xam te ne su tàkkee mun na créer musiba fii nii du dëkkuwaay boo xam te ne nit mun na fi dëkk ñu dem si seeti feneen parce que fii ay magasin ay bois ñoo fi nekk te bois moom xam nañ ne à base de cellulose su tàkkee mari day musiba mun na ko créer waaw soo xoolee fii ci milieu bi amul bouche d'incendie moom mooy fi nga xam te ne hydrant la quoi fi nga xam te ne pompiers yi mun nañ ci rootee en plus deuxième point bi moom mooy encombrement bi matériel yi fi nekk ak bant yi ni ñu leen tegee ak yoon noonu moom moo tax pompiers yi amoon nañ problème d'accès. ñu wéy fa diwaanu Kaolack ci Medina Baye foofu la nag tey bi ñu jullee aljuma ba noppi ñi nga xam dañoo di ay taalibe ak seeti Baye dañoo amal janoo ak taskatu xibaar yi la ñu wax nag mooy nañu fàttee foofee kile di Mouhamed Cissé lu ñaaw a ñaaw la te itam waruñoo mën a nag wéy saa bu ne ñuy bàyyi ñàkk kaaraange gu tar di am ci dëkk bu tedd boobee la ñu bëgg mooy nguuru Sénégal jël ay matuwaayam fexe nag ba indi leen benn brigade boo xam ne danañu wattu seen kaaraange ni mu waree dañ ciy teewlu Aline Diop ci jokkoom ak Alassane Ba. mën nañoo wax ne tey Sénégal yëpp mi ngi ci choc kii di suñu mbokk di sunu dëkkandoor ay samba booy ñëw ko tuumaaluñ kenn waxuñ kenn moo ko faat jëf ko jëf ju ñaaw jëf joo xam ne amul benn sénégalais wala benn africain wala benn nit bu ko rafetlu loolu moom la ñuy dénoncer li tax ñu koy dénoncer nag mooy dëkk bii di Medina Baye dafa màgg d'une façon extraordinaire ndax moom rek mooy dëkk bi nga xam ne ci Sénégal wala mën naa wax ne ci Afrique da nga ñëw fekk fi lu mat 15 nationalités yoo xam dañoo uute. te ñoom ñëpp waxuñ ay nationalité yoo xam ne dañoo ñëw dal ci ay kër mais dañoo ñëw jënd seeni kër ci alentour yi Médina di fa jugee di julli si ci waxtu yu jumaa ji juróom di julli si fajar di julli si géeye te heure yooyu heure de crime lañ te kenn mënu leen ko aaye ndax seen yaakaar àddina ak àllaaxira fi la nekk kon nag ñooñu laaj nañ ñu sécuriser leen laaj nañ ñu jël suñuy matuwaay ci ñoom te loolu nekkul ci suñu responsabilité ñun ci responsabilité kan la nekk ci responsabilité ñi ñuy yilif ci ñooñu lañ nekk donc Medina Baye mi ngi laaj xàqam Medina Baye mi ngi taxaw di laaj sécurité boo xam ne dana mën a aar ay dëkkandooram dana mën a aar ay population dana mën a aar njabootam mais ñu ngi interpellé di ñaan comme ni nga ko daan defee waxtu jot nañ jël Medina considéré ko beneen considération boo xam ne uute na ak biñ ko jàppee ñu ngi ñaan ñu jàppale ñu indil ñu fii poste police wala ñu indil ñu fii brigade gendarmerie boo xam dana mën a saytu dëkk bi dana mën a saytu population bi fi nekk lii am nag métti na trop waaye ñu ngi ñaan également tam justice def yoonam bañ mën a jàpp samba boy yi nga xam ne ñoo jëf ju ñaaw ji. ci diwaanu Djibidione foofu la nag ndaw yi nga xam ne ñii ñoo fa yeewoo dañoo daal di ñoom amal doxu ñaxtu la ñu wax mooy ñoom waa Djibidione sonn nañu loolu tey ci nag amuñu benn jumtuwaay du ndox mu sell mu ñu mën a jëfandikoo du courant bu doy du itam ay jaarwaay ngir dem ak dikkalu jafe la ci dëkk boobule dañ ciy teewlu Ibrahima Anelka Sani ci jokkoom ak Amady Khalilou Diémé. ñu choisir def suñu point de presse bi fii Djibidione pour dëkk bi yëpp xam nit ki tey
Djibidione commune la si Fogni commune la ci arrondissement Sindian mais commune bi moo gën a dee ci commune Sénégal yi yëpp di nga wër Sénégal ba dee lu nekk Djibidione fi amul fenn Djibidione amul ndox Djibidione amul courant Djibidione amul pont baa ngi nii amul réseau Djibidione amul réseau Djibidione yoon yi bul xam ñoo nañu defaral yoon électrique poussière la dañu judd ci poussière dañuy dee ci poussière ñun mënuñu continuer ci loolu mais tey wax bi yëpp tey pont bi parce que Djibidione presque 50 villages la am mais les 90% ci villages yëpp ñu ngi à l'intérieur de l'autre côté da ngay jéggi pont bi pour nga mun a egg foofu mais tey pont boobu noonu pont bi baaxul yéen gis ngeen ak ñun nit ñi jardin yi affaire yi femmes yi ñu ngi rey seen bopp femmes yi xaaruñu financement dañuy liggéey sans financement mais ñu ngi xaru dañuy def ba pare seen légumes yi duñ ko mun a jaay parce que mënuñu fu ñuy traverser pour ñëw jàpp pour produit yooyu noonu pont bi baaxul néew ñu dañuy defal pont bi état bi néew ñu dañuy xool ba kañ ñu ne Sénégal la Sénégal émergent mais dafa mel ni dafa féetoo beneen boor di nga dégg ay milliards doo dégg benn fii ba kañ bëgg nañu yëngu ñu defaral pont bi loolu mooy suñu problème parce que pont bi aspect économique la et pont bi bu jógee gerte baa ngi nii nit ñi béy nañu ba pare ils sont obligés ñu jël gerte bi yóbbu ko Gambie parce que mun a dugg parce que gros porteurs yi duñu romb fii pour yóbbu dara pont bi baaxul lan lañu bëgg nañu wala bokkuñu bu dee bokk nañu lu ñuy sedd ñeneen nañu ko sedd loolu mooy suñu taxawaay fii tey ñu bëgg bi de jour à venir temps yi yuy ñëw bu soobee yàlla dégg foofu ñu wéyal jëm ci diwaanu Daaru Xayru foofu le nag ca Bignona ziar bi nga xam ne danañ ko fa amal ren ziar boobee nag li ko xajamal du lenn lu dul coupure courant bu yàgg boo xam ne nii amoon na ca tax na ki nga xam ne nii moom moo yor kaddu xalif ba di Mahfouz Fall di sàkku ci nguurug Sénégal mu jël ay matuwaayam bu ko defee nag jàppale leen ci seen dëkk boobu lay dañ ci teewlu ay kàddoom ci jokkoom ak Amady Khalilou Diémé. lu ñu jàng ci kaamil lu ñu wàcc ci kaamil dépassé na 4000 ñu ne mais pourquoi pas il faut oser ñu dem 5000 mais mën naa leen wax ne objectif bi boobu dañu ko dépassé largement parce que ñu ngi am 8296 fois yow 5000 nga soxla woon nga am 8296 te loolu tamit mu am ay perturbations sinon mën nañu atteindre 1000 parce que am na pèlerin yoo xam ne du ñu nelaw guddi bi yëpp dañu koy jàng mais nag ak perturbation courant bi délestage boo xam ne chaque jour nañu enregistré délestage de longue durée tax na ñu am 8000 mais loolu c'est pas grave du peut-être nombre de courant bu ñu lire moo tax ñuy déplorer les délestages mais sécurité pèlerin yi Daaru Xayri fii c'est un peu enclavé mën nañu wax ci àll la ñu nekk te fu ñuy def ziara bi tamit ci àll la nekk ce n'est pas en plein village mais on est un peu excentré alors imaginez des milliers et des milliers de personnes nga dajale leen foofu mu am ay délestage lépp mën na fa xew agression lépp mën na fa xew parce que ñun dañoo war a ziare mais n'importe qui mën na fa déplacer ñëw fi donc loolu ñu ngi koy déplorer bu baax a baax non rafetlu ñu ko wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla parce que ñoom dañu leen waxoon ne période ziara Daaru Xayri à partir du 18 dinañu fexe ba Daaru Xayri côté Daaru Xayri ñu mettre ko hors délestage mais defuñu ko. ñu wéyal bu ko defee daal di dem ci diwaanu Mbacke Kajoor foofu de nag fi mu ne nii ñu ngi fay màggaluk Mbacke Kajoor di mandargal ganek àdduna Mouhamadou Lamine Bara Mbacke moom Serigne Touba Khadimou Rasoul dañ ciy teewlu ci nataalam Mamadou Mokhtar Sarr. Mouhamadou Lamine Bara Mbacke doom la ci Serigne Touba Khadimou Rasoul mi taxawal yoonu Mouridulaahi ak soxna Aminata Lo mu ngi gane àdduna ci atum 1891 ci Touba. moom nag Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke mook Serigne Modou Moustapha mi njëkk a nekk xalifa Serigne Touba Khadimou Rasoul ñoo bokk jenn ndey Serigne Touba nag Khadimou Rasoul moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke daf koo teel a jox Serigne Ndam Abdourahmane Lo ngir mu dalal ko alxuraan ba mu ca noppee mu jébbal ko maam Thierno Birahim Mbacke ndaamal daaru ngir mu jàngal ko xam-xam ca daaru Muxti Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke ba mu jugee foofu nag ci la ko waajuram wu góor wa Serigne Touba Khadimou Rasoul yabal ca Mbacke Kajoor di
gox bu nekkee ci département bu Kébémer am lu bari lu mu représenté ci yoonu murit ndax wax nañu ne kat mission Serigne Touba Khadim Rassoul ci kaw suuf foofu la tàmbalee Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ci dundam ñu mënoon ràññee ne ku ragaloon yàlla la ku doon fonk ay digleem bàyyi ay tereem dundam gépp daf koo jagleloon liggéeyal waajuram wu góor wa Serigne Touba Khadim Rassoul Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ràññeeku woon bu baax ci liggéeyub jumaay Touba ji baykat bu mag la woon doon na defar ay toolam ba mu yemb ak ay taalibeem mu jébbal ko Serigne Touba Khadim Rassoul moom nag mu ngi làkku ngoonu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin ci atum 1936 boobaak léegi nag ay sëtam ak i ndonoom di wëyal liggéeyam tey jii nag ci ajjuma ji murid yi amal màggalam ci Mbàkke Kajoor Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. jaajëf Mamadou Makhtar Sarr ci diwaanu Mexe foofu la nag am na ci ndaw yoo xam ne dañoo lëkkalu ci kuréel tuddee ko IDE ñu wax ne nag seen kuréel googu di IDE li ko sabab du lenn lu dul dañu bëgg lépp loo xam ne nii nekk na foofu la di jafe-jafe ñu mën koo saafara wala ñu daal di ko biral ngir mu am saafara koom-koom ba li ñu bëgg itam mu suqaliku ba Mexe nekk ci dëkk yi nga xam ne nii gën a suqaliku yi doon ci réewum Sénégal loolu taxoon ñu woote ñetti fanu ndaje woo ci ndaw dëkk ba dañ ciy teewlu Ibrahima Ndiaye kees ci nu mu gën a yaa association IDE muy ab mbootaay boo xamante ni dafa taxaw rek ngir sukkali ak jëmal kanam lii di Mekke ak li ko wër amal na ñetti fanu xumbeel ak ay waxtaan daje nañ ci rek ngir jéem a waxtaanee lu jëme seen diwaan ba ca kanam président professeur Omar Sock moo jiite association boobee ñëwaat na ci li ko tax a jóg. mooy ni ko tur bi wone mooy lépp loo xam ne mën na suqali dëkk bi ci fànn yëpp fànnu économie di koom-koom. fànnu environnement bi alaamu dëkk bi ak fànn bu jëm ci social ak culture lépp lu jëm ci affaire njàngale mi tàggat xale yi jëm ci wér-gu-yaram jëm ci jeunesse sport culture yépp ci la domaine bu ñu mën a suqalee dëkk bi rek bu ñu yaakaar ni am nañu experts yoo xam ne mën nañ fi indi dara ci xalaat ak ci jëf dañ koy def. ñetti fan yoo xam ne dañ ko jagleeloon association bi waaye nag am na benn bis boo xam ne dañ ko jagleeloon jigéenu Mecquoise yi ngir ñu waxtaane ci lu leen jëmee kanam ki nga xam ne mooy vice présidente association bi di Marie Delphine Ndiaye mu ngi ci àddu. ñu xam ni waa Ngaye jigéen ñi Ngaye ñëpp xam nañ leen ci artisanat ak li ñuy yëngatoo ci ñaw bi ñu ni léegi nañ seet dan jafe-jafe la ñuy am nan la ñuy def léegi pour dimbali leen pour ñu gën a dem ci kanam mais tamit ñu dimbali leen ci financement yi parce que monsieur le maire wax na ko financement microfinance bi liñ ñuy jox dafa tuuti. ñetti fan yoo xam ni sport bi tamit amoon na ci wàll ci ab doxu waaxu boo xamante ni dañ ko amaloon rek ci biir dëkk bii di Mekke adjoint maire Koso Wade moo nekkoon kin ko bàyyileel. invité waa Ngaye yëpp mu nekk club boo xamante ni dafay juddu à partir d'aujourd'hui xëy na daan na fi am colonel Fallou daan ko jiite. waaye tey dina gën a jëmal ni club bi dafa war a exister à Mexe boo gisee aussi vraiment ñu invité le club randonnée de Scat Urbam ñu ñëw defandoog en collaboration avec IDE ñu defandoo randonnée bi c'est parce que dañu bëgg loolu sax fii. muy ñetti fan yoo xam ne lii di artisanat wàllu caada ba ci sport bu Mekke lépp rek waxtaane nañ ko ci ay panel yoo xam ne lim ci jublu woon mooy dolli xam-xam ak ay pexe lii di artisan yi jigéen ñi ak ndaw ñi ngir sukkali gu sax dàkk lii di Mekke ak li ko wër Thiès Walfadjri rajo TV Ibrahima Ndiaye. jaajëf sëñ Ibrahima Ndiaye bu ko defee foofee ca kees xibaaru biir réew yi bu ree fa ñu fas yéene ànd yër xibaar yi biti réew yi ànd ceeg Issa Tine. Madagascar taw bu metti ba fay wàcc ni ki dibéer ak léegi daal dinay faat du tollook ñaar fukk ak benn doomu aadama ñaar fukk réer mër waaye itam ña nga xam ne ñoo ca loru ña nga leen di wàññ ñu jàpp ne lu tollook juróom-ñeent fukki junni doomu aadama loru nañ ci mbir yi mu di ab bilan boo xam ne nag tey jii lañ ko fësal waaye gox yi ci gën a loru bokk na ci Mitsenjo ak Mayevatanana ca Mitsenjo sax ñuy xamle ne nag gox boobule dex ga dafa daal di wal wutali kër yi lu tollook ñaar fukk ak ñeent doomu aadama daal di réer waaye mujjee nañu gis ñeent ñoo xam ne ay néew lañu fukk ak juróom-ñettee ca des ba léegi ña nga leen di wër doomu aadama daal di ñàkk seen bakkan itam ca gox boobule beneen gox mu di Mayevatanana nekkee ca diwaanu Matsamboka ñu jàpp ne juróom-ñeent doomu aadama ñàkk nañ fa seen bakkan ñu ci bari sax nekkoon ca barab boo xam ne dafa am wàllum gànjar tali yu ci bare bari dafa dagg te lépp li ko waral rek moo di taw ba fa wàcc
jéeya moo am ca Allemagne ca dëkk ba ñuy wax Rotterdam si nekkee ca bët Saalum jàpp sowub réew ma juróom benn doomu aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan benn waay moo daal di soqe ay sox ci seen kaw ñoom nag ñu jàpp ne ñoom ñëpp ñoo bokkoon njaboot gu ñu fare bu ñu sukkandikoo ci waa police ka nga xam ne nag moo amal jéey ji jàpp nañ ne sax lëkkaloo cee kenn jéey ji ma nga fa am niki tey ca Allemagne yemoo ko fukki waxtoog ñaar bi mu jotee ba tegal ñeent fukki simili ak juróom yemoo fukki waxtoog benn bu tegal ñeent fukki simili ak juróom fii ci diwaanu Ndakaaru mu amee nag ca wetu gaar bu Rotterdam si di ab gox boo xam ne ñu bari ñoo fa dëkke mu fare ci Heidelberg nekk gox bu féetee ca bët saalumu Francfort ñu jàpp nekk amal jéey ji teg nañ ko loxo. ca Bagdad ñaari doomu aadama ñàkk nañ fa seen bakkan ñu bari jëlee ay gaañu-gaañu yu metti ci ay ñaxtu yoo xam ne nag niki tey ji ca la ko Moqtada Sadr di njiital chiite yi daal di woote woon ñu baree bari ci ay jigéen ay ndaw ba ci ay góor ñoom ñëpp ñoo ko teewee ñenn ñi sax ci yeneen gox la ñu jógee daal di ñëw ca gox ba ñuy wax Jadriya ngir rek yëkkati fa drapeau wu Irak doxu ñaxtu boobu le nag daanaka wuute na lool ak yañ fa doon amal ca bu njëkk ba ñu bari jàppoon ne sax seen doole wàññeeku na ginnaaw bu ñu faatee général Qasim Soleimani ci ab communiqué nag boo xam ne ko yore kàddoom moom moo ko daal di jibal mu jàpp ne daal lañ cay sàkku bokk na ci lay ponk mu di takk der yu réewum américain nekkee ca Irak ñu jële leen fa waaye itam ñu neenal déggoo bi dox ci diggante Bagdad ak Washington ñeel wàllum kaaraange ak itam ñu daal di tëj jaww ji ca Irak ngir roppalaanu Amérique duñ fa naaw muy woo itam Donald Trump ngir mu xool bu baax kàddu ya mu yëkkati di ko jëmale ci kaw ña jiite Irak. France ni ki tey lu tolloog 1 million bu tegal 300 junni doomu aadama nee nañu wàcc nañ ci mbedd yi daal di amal ay ñaxtu bu ñu sukkandikoo ci waa CGT ñoom sax ñu jàpp ne daal ñi ngi doon amal ay ñaxtu ci jamono ji nga xam ne ña nga doon waxtaane wàllum projet de loi boobule ca ndajeem jëwriñ yañ doon amal ca France ca Paris nag waa CGT jàpp ne 300 junni doomu aadama jàpp 400 junni doomu aadama wàcc nañu fa ni ki tey loolu li nag sori lool ak lim ba nga xam ne moom la jëwriñ dañu dénk wàllum biir réew mi joxe moom muy xamle ne fanweer ak benn junni doomu aadama ñoo fa wàcc waaye nag ca kanam cortège boobule rek ñu nemmeeku fa ñoo xam ne ñoo doon ñaxtu mu di ay intersyndical tey yemook juróom fukkeelu fan ak ñaar ñu koy amal ay ñaxtu ca mbeddi France yi waaye nag daanaka dem ak dikk am na fay jafe-jafe rawatina ca métro parisien bi syndicat yi nga xam ne sax ñoo xar seen tànk tuba yi ngir réforme yi nga xam ne moom la ñu jël ñu daal di cay deltu ginnaaw ñoom nee nañu dinañu woote waat beneen daje niki ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi ñu nekk